Seven Truth. voilà salaamaaleykum mbokk yi seetaan seen télé bii di Seven Truth Entertainment tey ñu ñëw fii nga xamante ne si ni mooy diwaanu Kër Massar ñëw fi nga xamante ne si ni mooy cité Sotrac ngeen gis jafe-jafe ni ngeen ko gisee ni mooy ndox moo xamante ne si ni taana ba askan wi amuñu fu ñu génn jaar ñun dañoo duggoon si ndox bi waaye léegi dañ koy tombanteeg bar boo xamante ne si ni dañoo tiital bu amatul courage teg suñu tànk ci ndox bi ndax ñun dañoo nekk ñoo xamante ne si ni dañoo yaroo village xam lan mooy bar kon buñ ko séenee dañ koy moytu loolu bokk na si li tax ñu aj suñuy tànk fii ci kaw mool yi ndax fii waratul toog bii sax ñu ngi nattalu ba xam bar bi di ñëwaat suñu kaw wala dara waaye loolu lépp li ko waral mooy wan askan wi li nga xamante ne si moom la diwaanu Kër Massar di dund ak ñi nga xamante ne si ñoo nekk fi nga xamante ne si mooy cité Sotrac jafe trop si ñoom ñu génn dem dañuy am ay soxla duñ am fu ñu jaar gis nga bañ leen ko ba ay xeer lañ teg ngir mën see jaar duñ def dara nag dañuy ànd ak yéen ak techniciens yi nga xamante ne si ñoo jugee fi nga xamante ne si mooy Sangalkam nekk fi nga xamante ne mooy télé bi ñuy wax Seven Truth ñu ñëw tey fii ci Kër Massar cité Sotrac dinañ ànd ak ñoom dugg xool askan wi ñi nga xamante ne si ñooy dund ay jafe-jafe ak ñi nga xamante ne si ni mën nañoo jàpp ni autorité mën na leen fay yebal wala dara képp koo xamante ne si daje nañoo yow fii ci diwaanu Sotrac dinañ la tàllal suñu micro laaj la jafe-jafe bi nga xamante ne si moom ngay dund si ndox bi topp leen ñu dem. voilà comme ni ngeen ko gisee boobu ba tey ñu taxaw góor gi nga xamante ne si ni ndox mi dafa nangu këram boobu ba tey nee na jafe na lool mu gis foo xamante ne si dina fa war a tëral boppam pour dallu duñ si sori dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi wax ñu jafe-jafe yi nga xamante ne si moom lay dund fii nga xamante ne mooy Sotrac sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm man nag maa nekk fi Daaru Salaam Sotrac daal ci bay di sow moom moo ma dénk fi sax côté bi man moom la ko dénk ma nekk fi yàlla def nag jafe-jafe bi ñetti at a ngi nii bi may génn sama kër fees na dell sama bagage yëpp yàqu na yàlla def nag maram lycée bii gannaaw yàlla moo ma jàpp ne ndax man kere bi muy woo ministre bi fekk na may nelaw sax ndax kere daa toog ak sama soxna mu xool kër gi ba yàgg muy jooy moom maram si muy jooy bi mu koy woo yëguma ko kere bi may ñëw damaa tëdd fii rakam woo si ma dikk fekk ñu indi ma machine lépp moom maram la mer lépp moom la lépp moo ñu dimbali bii ma ndox mi commencé ba léegi nelawul deful dara yéenanatul añul reelul kan mooy madame le maire. madame Lys mais Marie-Lys mais gannaaw yàlla ak àndoon bi di dibiteer ñoom ñooñu jàppale dañuy jàppale guddi jàppale bëccëg man nag sama bagage yëpp yàqu na. ginnaaw bi ñu fàttaliwaatee tur yi ñaata fan fanaanoo sa kër. yàgg na ba ndox mi commencé ba léegi fanaanoo sama kër. yàgg na bi ndox commencé taw ba léegi maa ngi fii. waaw léegi nag ma sonn lool bëgg ku ñu jàppale sama kër gaa ngi nii jigéen la fa nekk. bagage bi yàqu na amatuma fu ma nekk. nii man daal nañu wut canal yu baax. canal la ñu bëgg suñu mënoon wut canal. ñun nañ ñu toxal wutal ñu kër boog. ñu dëkk fa loolu daal la ñuy ñaan.
waaw loolu kër daal la ñu bëgg fu ñu dëkk daal man nag maa ngi wax ci Baydi Sow baatu Baydi Sow laay waxe waa Saraam ndax mooy sunu chef de quartier ci laay waxee ku ñu jàppale daal laa bëgg ndax sonn nañu lool wax dëgg yàlla yi sama kër ni mu mel am naa sama benn xarit bu ñuy wax góor a sekk noonu la sonne moom it comme nii mu mel nii noonu la mel góor a sekk ni mu kër dafa sonn ba mu génn ku ñu jàppale daal canal wala suñu mënul canal ñu may ñu ay kër ñi nga xam léegi da ngay fàttaliku askan wi nga xamante ni moo ñu seetaan yow mi wax si turu Baydi Sow nga fàttali leen tur yi wax li nga xamante ni moom ngay occupé si quartier man Yaaya Samb laa tudd Yaaya Samb man la teg fii côté bii Yaaya Samb quartier Baydi Sow man la dénk fii man maa koy waxal voilà ku ñu mën a jàppale daal nañu jàppale ci kàddoom laay waxee nag voilà mbokk yi kon ni ngeen ko gisee ki doon wax ni léegi nekk Yaaya Samb di suñ papa joo xamante ne si moom tamit ndox mi sonal na ko ba ay fan a ngi nii comme ni mu leen ko waxee léegi ci biir reportage bi que ni jafe na lool mu gis koo xamante ne si fa lay fanaan di laaj ñi nga xamante ne si ñu autorités yi ngir ñu dimbali ko kàddu bi nga xamante ne si moom ngay lancé pour le président Macky Sall ndax gis na ni moom nga sol nii ndax li ngay dund yëg na ko wala ku ko jege yëg na ko Macky Sall laa ñaan sopp naa ko lool bëgg naa ko sopp naa ko damaa koy ñaan mu ñëw jàppale ñi suñu kër yi mu génne ñu ci ndox mi wala mu may ñu ay kër yaakaar naa ko daal nañu may ay kër daal si ka manee man Yaaya Samb daal damaa bëgg Macky Sall may ñu ay kër parce que fii ñetti at a ngi lii dama dal ci fii suñu canal déwén noonu lay mel Macky Sall daal daa bëgg mu may ma kër mu toxal ma maa ngi ñaanal nag madame la maire Marie Lise bii gannaaw moo ci jàpp koo defal lu baax da nga koy wax moo nu defal lu baax parce que neewul yéenadul ayul lekkul naanu keroog ba mu amee ba mu wootee di ministre bii keroog fii la woo sama soxna bi mu ni ko muy jooy ni ko sama kër kéem la yàqu na keroog ci guddi la ñëw fekk nañu ma ne la kon boobu dama koy wax ba lu ma ci woowee garte voilà jërëjëf si sant yooyu muy sant madame le maire Marie Lise fi leen di terminé leen joxaat rendez-vous ci beneen bërëb jërë ngeen jëf ñu koy sant asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar baax di leen jox seen wàccuwaay di rafet lu baax encore ni ngeen ànd ak ñun ñu nekk tey fi nga xamante ne si ni mooy Kër Massar daje fekk ñi nga xamante ne si ñoom la ministre Assome Diatta yebal fi nga xamante ne si mooy cité Sotrac ñu taxaw ki nga xamante ne si ni mooy Abdou Aziz Fall mu nar a waxtaan ak ñun si li nga xamante ne si ñoom la askan wi dund ban yebal leen fi tey jii nii Abdou ñu Aziz ñoo ngi lay ziar. waaw maa ngi delloo ziar bu baax a baax waaw di rafetlu bu baax jotaay bi di féliciter aussi équipe bi nga xam ni moom moo ngi fi nga xam ni moom mooy commission inondation bi madame le ministre mettre en place te dara doxu koo jóg lu dul fépp foo xam ni am na ndox ci quartier wu Kër Massar yëpp ñu egg fa liste lan mooy demande yi lan mooy sollicitation yi te jéem ci indi aussi ay solution di leen xamal ne élan de solidarité la ndaxte ñu ñëpp xam na ni le problème des inondations à Kër Massar canalisation rek moo koy réglé mais canalisation suñ ko waxee normalement c'est sur une dizaine d'années parce que on nous parle de plan décennal ou quinquennal pour 5 ans mais est-ce que ñun dañu war a toog xaar fii ak 5 ans 6 ans pour mun def ay action madame la ministre na non il faut impérativement mu am équipe boo xam ni du matin au soir elle s'occupe de ça te loolu bi mu amee jënd naa ay motopompe yu bari jox ko askan bi te motopompe bi mu joxee ànd naa ak flexible mooy maanaam ay racole mais ànd naa aussi ak gasoil te am na ay zone sax yoo xam ni motopompe yu ñu jot c'est des motopompes électriques yoo xam ni ay plongeurs la mais yemul foofu il y a une équipe de suivi avec des techniciens yoo xam ni chaque jour dañuy def le tour des sites pour voir ce qui ne marche pas ce qu'il faudra augmenter luñ
ci war a yokk ak loolu leneen li rek di xamal askan bi que ne c'est une personne vraiment à féliciter mooy madame le ministre parce que ñëpp xam nañu lii du ci domaine am yorewul mairie yorewul ministère des eaux mais teewul elle s'active vraiment parce que depuis boobu ñu commencé ak léegi ñu sommes sur une vingtaine de motopompe ñëpp xam na ne boo bëggee jënd flotteur bi wala mécanique 150 mètres carrés bi ça avoisine presque les 1 million donc loolu bu koy def ñu ngi koy def juste dans le cadre humanitaire waaw. voilà Abdou Aziz nga wax ko léegi si say biir wax que ni ministre bi joxe na li nga xamante ne si moom ay motopompe ñu ñëw fi nga xam ne mooy Kër Massar cité Sotrac askan wi soo wootee ñu ngi jooy di ñaxtu ndox mi fi taxaw gis ñu moteur tàkk gis ñu dara lan moo waral loolu. waaw en vérité biñ fi ñëwee woon da leen indiwuloon benn motopompe bu ndaw 80 mètres cubes mais il s'est trouvé que 80 mètres cubes boobu amaana mënul lu bari ci ndox mi ñu récupéré ko démb doon leen pare indil benn motopompe 150 mètres cubes ak 200 ou 300 mètres flexible moom nga fekk femme bi dama laaj sànq et que d'un moment à l'autre dañ koy indi parce que mooy moo indi suñu présence yi parce que doon ñëw doon xool fan emplacement ban la war a toog ak déversoir bi fan la war a mën a nekk parce que loolu yëpp dañ koy calculer xam ñaata mooy doy loolu moo tax ñu daje fi tey. est-ce que tey jii saytu ngeen ba gis bërëb boo xamante ne si bu ngeen fi tegee lii di moto pompe bi dina leen yóbbul ndox mi fii yëpp mu jógee. waaw en vérité xam nga ndoxu Kër Massar bi dafa bëri communicant parce que mën nañ jàpp ne ndox mi lu ci bëri dafay communiquer donc tey am na ay sites yu ñu gis fii nii juste après ci ginnaaw foofu ñun yóbbu nañ fa benn moto pompe 150 mètres cubes donc la solution mooy jël ndox mi sànni ko foofu ndox moomu sànni ko ci canal bi parce que problème mu Kër Massar mooy dafa am ay zones yoo xam dañuy jege canal wala bassin mais dafa am ay koñ yoo xam dañuy sori loolu te problème mu zone yu bari mooy des problèmes de déversoir mais Sotrac amul problème boobu parce que on a remarqué un site boo xam ni bu ñu ñëwee ci kanam ak les techniciens yi nekk ci ginnaaw mun nañ ko sotti foofu sans problème. est-ce que ñuy profité si nawet bi bu ndoxu taayee ñuy tijji seen fosse yi wala ñu suy tuur ay ndox yu bon loolu lan nga leen di wax. bon jaaduwul du tout mais xam nañ ne phénomène la boo xam ni xaw na yàgg un peu partout au Sénégal mais c'est pas du tout normal parce que y en a qui profitent de l'occasion il faut ñi comprendre que problème inondation bi certes que ne c'est une question boo xam dañ ko régler depuis très longtemps mais dafa am fu muy toll ça doit plus être une question politique mais c'est surtout une question sociale une question boo xam ne dafay entrer dans l'humanitaire mais il faut pas en profiter quand même pour jéem a lor nit ñi tantôt sur des plans politiques tantôt sur des plans yoo xam ne kenn mënu xam lu mu doon. voilà merci mu nekkoon Abdou Aziz Fall ñu fekkoon ko fii ci bërëb bi nga xamante ne si mooy ñoom la ndox mi sonal ñu doon jël ñi nga xamante ne si ndox mi sonal na ni seen biir kër tomman tafeek moom le ministre Assome Diatta yebal ko fi ak équipe bi nga xamante ne si moom la àndal yëpp nekk ci ginnaawam ni ñu leen remercier au passage si kàddu yi nga xamante ni jot ngeen ko yëkkatu ndax rafet na bu askan wi waxee seen i naqar ñu am ñoo xamante ne si dinañ fi nekk dalal seen xel comme que kàddu yi nga yëkkatee jàpp naa ne ñoom dinañ ko dégg tey ministre bi gis na jafe-jafe yi nga xamante ne si askan wi ñoo ngi koy dund. ñëw na fii moom ci boppam. voilà moom it nee na voilà comme ni mu ko wax ci ay kàddoom ñëw na fii ba constaté dégâts yi ba yëkkati ay matériels yoo xamante ne nee na teg na ko ci ay loxoom ci kàddu Abdou Aziz Fall yoo xamante ne ministre bi teg na ko ci ay loxoom pour mu bëgg koo jàppale askan wi kon duñ si sori dañ leen di bàyyi wéyalaat question yi di laaj askan wi ñi nga xamante ne si ne ñoom la ndox bi sonal ci seen i kër jërë ngeen jëf. jërëjëf voilà merci beaucoup encore une fois. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñi nga xamante ne si ñoo nekk fi nga xam ne mooy cité Sotrac yëkkati seen i kàddu wax jafe-jafe yi nga xamante ne si moom la ñuy dund tey commencé nañ waxtaan ak di Marie-Louise nekk fi nga xamante ne si mooy cité Sotrac mu gis liggéey bu am solo boo xamante ne si wax na ko ak askan wi nga xam ne àndal nañ ko wax na ko léegi ay biir kàddoom yéen ñëpp dégg ngeen ko gis nañ tamit benn paa boo xamante ne si suñ papa la Yaaya Samb nekk borom kër goo xamante ne si këram ndox mi nangu na ko ba ak njabootam saa bu guddi jotee dañuy jafe lool ñu am foo xamante ne si fa la ñuy dalloo ndax ndox mi nga xam ne ñëw na ba seen kër ndax ndox bu ay bar di dox loolu waratul nga fay tëral sa njaboot ñaan na ñi nga xamante ni ñooy autorité yi ndimbal ngir ndox mi nga xamante ne si moo nekk ci këram ak gox bi ñu jëlee ko fi wa ilaa ñu waral ko kër goo xamante ne si moom dina fa mën a dallu ak njabootam ak ki nga xamante ne si ni moo nekk représentant bi nga xam ne le ministre Assome Diatta
moo ko fi yebal ngir mu saytu li nga xamante ne si moom la waa diwaanu Kër Massar cité Sotrac di dund mu xam ba xam dina ko mën a indil ay machine yoo xamante ne si wala ay moteur yoo xamante ne si dina mën a manque ndox mi nga xamante ne si moo nekk fii ci diwaanu Kër Massar cité Sotrac ba nga xamante ne si askan wi dinañ mën a génn di dox seen i soxla comme niñ ko tàmm di defee saa su nekk ndax lii nii métti na trop ndox mi nga xamante ne si moo nekk fii ci cité Sotrac. ñoom tamit lancé waat nañ ay kàddu que ni le ministre Antoine Félix Diome ak le ministre Omar Gueye ñëwoon nañ ci diwaanu Kër Massar waaye nee nañ si seen i kàddu yegsiwul fi nga xamante ne si mooy cité Sotrac te fii ku gis ndox mi ak ni mu taay ak ni nga xamante ni moom lañ ajee suñuy tànk nga xam ni dëgg mbënd mi boo koy wër Kër Massar cité Sotrac fa la ndox mi nekk. seen télé bi nga xamante ne mooy 7proof àndoon ak techniciens yëpp ñëwoon wàccoon tey si terrain bi ngir wan leen li nga xamante ne si mooy jafe-jafe yi askan wi dund ak message yi nga xamante ne si lancé nañ ko fa di leen remercier encore une fois yéen ñi nga xamante ne si yéen a taamu di seetaan télé bi nga xamante ne mooy 7proof ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci YouTube bi Instagram Twitter ainsi de suite yéen ñëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous du yàgg dara beneen bërëb beneen lii ak 7proof entertainment jërë ngeen jëf